yaa Chérif Dia ñu ngi lay nuyu joxati la sa wàccuwaay tey itam ñu yeewooti ak tristesse biig nee nañ ñu am na ku dee ku faatu tey itam neeti nañu am na keneen ku faatu on va en parler dans quelques minutes mais d'abord ñu ziar la bu baax Chérif. ñu ngi lay doon di ziar Pape di la nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu mbokk téléspectateurs yu ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew ni nga ko waxee noonu la booba léegi rek mobilisation bi moom day wéy jëm ci sensibilisation bi su ko defee ne say def ba moytu jàngoro ji di Covid 19 wax nga ko lu ëpp weer a ngi mi ngi fii ci Sénégal mi ngi fi def nag ay loraange wax nga ko ndax juróom-benn doomu aadama ñàkk na ci bakkanam tey bi 4 heures du matin jotee bu ñu sukkandikoo ci ministère de la santé et de l'action sociale moom nag ak góor la woon ay atam tolloon ci juróom-ñaar fukk ak ñeent ñu daan di koy hospitaliser centre de traitement bu Kiyom mooy centre bi nga xamante ni sax la ko taxoon a jóg mooy ñu fay opérer ay gone yoo xamante dañoo am jafe-jafe ci wàllu xol wante gis nga bi nga xamante ni ñu ngi ci jàngoro ji ci wàllu urgence ak tamit lépp loo xamante ni jëm na rek ci wàllu woowu daal moom moo taxoon ñu daal di fay ubbi centre boobu su ko defee kon ñi am jafe-jafe te jàngoro ji lottal leen ñu daal leen fay yóbbu su ko defee ñu daal di leen traité malheureusement nag ñàkk na bakkanam bi 4h50 jotee daanaka boobu njël mi ngi waaju jot buñ sukkandikoo ba léegi rek ci li nga xamante ni kon moom mooy communiqué bu ministère de la santé et de l'action sociale. mu ngoog donc moom la ñu xamal ni biig daanaka ci xaaja guddi gi la faatu ca hôpital Fann mu ngi amoon 74 ans bi ñu yeewoo tamit ñu ne ñu am na keneen koo xamee ni itam faatu na moom it mag la woon mu ngi amoon 68 ans dëkk fu ñu naan Kër Massar ñoo ngi ko hospitalisé woon te service des maladies infectieuses bu hôpital Fann moom it dimanche bi la faatu ministère de la santé itam di ñu ko xamal donc daanaka Sénégal a ngi toll ci 5 décès. 5 décès malheureusement premier bi moom mooy ndéem si yàlla Pape Diouf ñaanal ko yàlla mu yërëm ko xaare ko aljana woy fal suuf ci kaw moo ñim fekkee ñi ko fekk ñëpp ci barsàq ni nga ko waxee noonu la parce que boo xoolee sax li gën a compliqué mooy ci en l'espace d'une semaine quand même ci la ñu enregistré 3 décès yi parce que après Pape Diouf toog nañ benn semaine ñaar soxna si nga xamante ni moo dëkkoon jëppal daal di ci ñàkk bakkanam wante semaine bi gis nga ko Ziguinchor déjà fin de semaine am na ku fa ñàkk bakkanam ñu teg ci ay fan ki nga xamante ni kon moom mooy ñaar ñi ko ñoom moom démb ci guddi daanaka lañ ko defandoo muy comme ni nga wax rek du tere nag ñuy motiver di encourager di féliciter ñi nga xamante ni ñooy waa Kër Docteur ñi ngi def seen kéemtulaay kàttan ba rek lii bañ a am wante comme li ñu waxee rek am na ñoo xamante ni dañuy sonn surtout mag ñi te constat bi mooy sax ñim sànq ñëpp ay mag donc mu la wax ni kon personnes âgées yi dañuy vulnérable ci comme moment yi moo tax rek ñuy wéy encore une fois di wax di eggale li nga xamante ni que docteur ñi ngi koy ñu protéger mag ñi c'est vrai que ñi ngi naan na nit ñi takk masque ñi ngi et cetera mais comme kër yi suñu papa nga fa suñu yaay nga fa suñu tante te seeni âge jëm ko ñoom it bu leen fàtte ci li nga xamante ni mooy prévention bi. mais aussi parallèlement bañ a naagu torop xale yi bañ a naagu torop ci mag ñi lay dal mag ñi lay sonal mag ñi lay faat ndax au départ nii la commencé woon ci dëkk yu bëri mag ñi di faatu ñu naan du rey xale yi dem ba ñu jot am ay kaawu xale yu faatu quand même. bien sûr parce que yaa ngi dégg ñu ne am na réew yoo xamante sax dem nañ ba ay bébé. di fa faatu Ziguinchor déjà am na ay xale yoo xamante ni déjà infecté na leen donc bàyyiwul kenn jàngoro ji ni nga waxee li gën a compliqué mooy bu fekkente ni dem nañ ba centre de traitement yi nga xamante ni ñi ngi ko def Dakar ak ci région yi débordé nañ médecins yi mënuñoo am jotu di occupé wu ci benn malade kese donc fi toll nii xëy na sax tane na mais bu ñu demoon ba moo tax ñu naan nan fexe rek ba bañ a hôpitaux yi débordé parce que bu ñu demee ba débordé dina dem situation boo xamante ni mënuñoo toppatoo ñëpp su ko defee kon moom mooy jur musiba naaru lay gi kon bàyyiwul kenn comme ni nga ko waxee te insouciance bi sax ci xale yi la ëppee parce que moo ñàkk yar gi ak teggin gi quand même gis nañ ni ñoom ba léegi ñoom conscient wuñ ci li nga xamante ni moom mooy danger bi moom moo tax bu ñu teree ñu football am na ñoo xamante ne ñi ngi yem a défier l'autorité di organiser ay match wala ñu dem ci ay cours naan dañuy entraîner wala ñuy def ay jëf yoo xamante ni je pense que méngawul ak li nga xamante ni kon moom la ñu teree ba tax na kon il faut que nit ñi aussi conscient ci loolu moom moo tax xam naa dinañ ci ñëwaat ak mesures yi nga xamante ni autorités yi jëlaat nañ ko à la lumière bien sûr des recommandations bu ministère de la santé bi nga xam def nañ ko recommandé woon ñu takk ay masque comme leen ko waxee ñoom recommandation lañ def mais application bi autorité bi moo koy jël am na loo xamante ni bees na ci
jëm ci li nga xamante ni kon moom mooy port obligatoire du masque ci lieu public yi comme ni ñu ko gisee muy marché yeeg ci transport yeeg même ci entreprise privée yi kon muy loo xamante ni kilifa yi jël nañ ko à travers un arrêté bu ministère de l'intérieur tey la war a entrer en vigueur bu fekkente ne publier nañ ko ci journal officiel. voilà bëri na ay risques yoo xamante ni nit ñi dañu koy encourir bu dee respecté wuñu benn décision boo xamee ni jóge na ci kaw donc yàbb rek respecté mesures yi nga xamante ni boobu ba tey ñoo ngi koy jël ngir sàmm Sénégal ci lawuk li nga xamante ni moo di Covid 19 neexu leen rek ñu xëy ne écoute lii ak lii la ñuy tere lii ak lii terewuñ ko li ko waral xam ngeen ko mooy ni crise bi ak ni mu mondiale actuellement ñëpp jaaxle te bu lawee comme Chérif ni mu ko waxee hôpitaux yi mën na dem ba fees te su boobaa du baax donc nanu gën a góorgóorlu on a vu des images yoo xamante ni ñu bëree ko naqarlu majeure partie bi respecté nañu couvre-feu bi mais Médina encore démb am na tuuti ci ay xale yoo xamante ni il paraît que ab lakk moo amoon donc sapeur ñi teelut a ñëw ñoom ñu fay ko ba pare génn ci mbedd bi di jubilé def daanaka rassemblement bi ñuy tere génn ci heure boo xamante ni heure bu ñu tere nit ñi génn te boo seetloo ñii ñëpp ay xale lañu amul benn mag et muy lu doy waar loo xamante ni pas plus tard que ce matin ministre de l'intérieur mu ngi ci waxtaan ak Aly Ngouille Ndiaye et on espère qu'à partir d'aujourd'hui daañ ci jël ay matuwaay yu am solo. bien sûr muy loo xam ne quand même Médina il faut ñu góorgóorlu ñoom it bon kilifa yi génn wax ak ndaw ñi parce que c'est pas la première fois boo xoolee bi couvre-feu bi doog a entrer en vigueur ñoom génne woon nañ di défier policiers yi am na leneen loo xamante ne également xew na fi mooy une famille boo xamante ne dafa jógee ci quarantaine ñu koy gàttandoog ay tëgg ak kitama mel ni quand même ko équipe nationale bu gagné loolu quand même c'est pas une belle image boo xamante ne ci Médina donc encore une fois loolu baax na parce que dañu toll ci jamono joo xamante ni kenn warul def loo xamante ni sax da ngay gàkkal sa deru fa nga dëkk parce que dañu toll ci concurrence boo xamante ni ku nekk li nga war a def mooy man jàngoro ji bu mu dugg sama kàr te encore une fois nan ko wax sa Médina ñoom ñi ngi ci district Dakar Ouest district boobu ñi ngi ci 62 cas 62 cas Médina ci district boobu la bokk il faut que nit ñi xam ko te am na comme ni ñu koy waxee ni ay cas communautaires yoo xamante ni ñi ngi taxawaalu ci mbedd yi te danger bi moom mooy loolu kenn xamul fan la jàngoro ji du jógee ak kan moo koy dugal donc am na image yoo xamante ne c'est pas une belle image surtout quand même quartier Médina daana gën a répété quand même ci yeneen yu dul ay image yoo xamante ne gis nañ ko te mënun chaque mois nag bu ñu fi toogee ñu naan am Médina jàppal Médina quand même loolu il faut ñu gën cee góorgóorlu parce que bu ndax booy Médina je pense que leneen a taxoon lu dul lii il faut que gars yi gën cee góorgóorlu aussi comme ni ma ko waxee parce que ku nekk na nga fexee rek ba nga xamante ni lay rafetal sa deru quartier wala fa nga dëkk moom moo gën quand même nga koy tilimal parce que ku nekk yaa ngi jéem a fexee rek ba jàngoro ji bañ a dugg fi nga xamante ni kon moom mooy sa quartier parce que encore une fois bu ndewee ba ñoom seen district bi ñu bokk 62 cas am fa je pense que y a lieu que nit ñi gën a góorgóorlu su ko defee kon lii bañ a am mu ngoog donc loolu moo xew ca Médina di ay xale yoo xamee ni jot nañu génn bu njëkk bi mooy jubilé gi ñu doon jubilé ci famille bu ñu mettroon en quarantaine seenuk ñibbisi ñu bëri génn mel ni comme si couple koñ ba gagné bi ci toftalu te naqari ñëpp mooy démb ab lakk gu fa amoon paraît-il ñoom ñu fay ko ba noppi génn ne ci mbedd bi filmente ka taasoo ko way ak feetu muy lu doy waar loo xamante ni insouciance wala inconscience totale la mais heureusement tey bi ñu dégloo ministre de l'intérieur ci rajo bi xel mën naa dal ndax nii mu waxee li xale yi naan ministre bi takku na ba dëgër defe naa ku réglé wul du baax ci yow man maa dàq kaas ci liif gi ñuy liife xale yi waaye ni ma déggee ministre bi wax tey njortu naa ay liif ak ay mbol de doq bu yeboo ngeen toog seen biir kër yi te bàyyi seen caaxaan yi ngeen di caaxaan te xam ni l'heure est grave à un moment donné j'ai vu quelqu'un qui m'a dit moi je pense que nit ñi dee di leen annoncer ak di leen wane xëj na mu tiital xale yi. non wane gi sax mën naa bañ a ñàkk parce que nit ki moom bu génnee àdduna dañ koy suturaal déjà je pense que nit ñi moom non ni nit ñi di deewee ci dëkk yu bëri ñu leen di jël di leen dugal ci ay kees ak yooyu noonu mais parce que ni mu demee la nee na risque la déjà dafay jàngalo yoo xamante comme virus bi même bu la faatee mi ngi des ci yow moom moo tax gis nga même buñ leen di denc dafa am laaj ay conditions xamante ci lañ leen war a denc mais montrer ça à ses enfants leur dire que lii dafay rey xam na mais parce que ñii tamit jàngoro ji je pense que jarul sax ñuy wane mort parce que déjà am nañ
ñoo xamante ni déjà mooy difficulté yi ñu jànkonte rek doy na je pense que soxlawul sax ñuy wane ay néew parce que ñi ngi gis lan daa am amatuñ ko gis nga nit ñaa ngi toog sur le plan économique social spirituel ñi ngi jëm ci koor gi xamul sax ci yan conditions. mais xale yi ils sont pas conscients de ça Chérif. il faut ñu war nañ koo xam parce que ñi ngi dëkk ak seeni wayjur boo demee ñi ngi waroon a jàngi déjà jàngi woon toog fii je pense que am na loo xamante ni c'est juste de l'irresponsabilité ay matukaay yoo xamante ni kon il faut que nit ñi continuer rek di sensibiliser parents yi di leen ko wax mais wane soxlawul ñuy wane ay dépouilles wala nangam déjà li naan lu ne fàng kenn du ko jeex gis nañ jafe-jafe yi nga xamante ni ak loraange gi nga xamante ni moom la ñu jàngalo jërul je pense que c'est pas la peine ñuy wane ay dépouilles wala nangam nit ñi gis nañ ko xam nañ ko am na loo xam ne nag je pense que éducation la ñàkk yar la te loolu moom ci parents yi la du ci état du ci keneen. Voilà donc loolu dañ ci ñëwaat xam naa bu ca kanamee tuuti puisqu'on parlera on va continuer de sensibiliser comme ni ko Chérif Dia waxee dogal bi nga xamee ni itam moo jógee ministère de l'intérieur ci takku masque yi loolee dinañ ci waxtaan mais d'abord ñu dem ministère de la santé et de l'action sociale déglu ce lundi 20 avril 2020 le ministère de la santé et de l'action sociale a reçu les examens virologiques ci-dessous. Sur 281 tests réalisés, 10 sont revenus positifs. Il s'agit de 5 cas contacts suivis par nos services, 5 cas issus de la transmission communautaire et répartis comme suit. 1 à Guédiawaye et 4 à Touba. 15 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 377 cas ont été déclarés positifs, dont 235 guéris, 5 décédés, 1 évacué et donc 136 sous traitement. Comme annoncé dans nos communiqués antérieurs, notre pays a enregistré 2 nouveaux décès liés au Covid-19 ce dimanche 19 et lundi 20 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Communiqué numéro 50 bi joxe lim bi ci mbas mi ñuy wax Covid-19 tey altine di ñaar fukki fan ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na lim bi ma leen bëgg a jottali ci ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn yi nga xamante ne saytu nañ ko fukk dellusi nañ si ak doomu jàngoro ji muy juróom yi nga xamante ne moom lañuy wax cas contact mooy yi nga xamante ne moom la ñuy saytu si suñu bërëbu liggéeyukaay yi juróom yi nga xamante ne ñoo des ñu ngi jógee ci li ñuy wax transmission communautaire maanaam ñi nga xamante ne kenn xamul fan la ñuy jëlee wàllante bi ci ñi nga xamante ne ñoo tëddoon hôpital te ñu leen di seet di leen di faj fukk ak juróom ci ñoom biñ leen saytoo gisatuñu ci ñoom doomu jàngoro ji mooy wane ne wër nañu ñi nga xamante ne ñoo fa des seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tan bi nga xamante ne mbas mii ñuy wax Covid-19 dugg na ci suñu réew ba léegi ñu ngi toll ci lim bii ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar yi nga xamante ne ñu ngi ànd ak doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar téeméer ak fanweer ak juróom ñoom wër nañu juróom ñoo ci génn àddina benn lañu delloo ci réewam ci li des ci ñi leen di faj ñu ngi toll ci téeméer ak fanweer ak juróom benn waaye ñu bëgg leen wax ne ci niñ ko waxee woon ci fan yi ñu weesu suñu dëkk amaat na ñaari doomu aadama yi nga xamante ne génn nañ àddina ci diggante dibéer bi ñu génn ak altine tey bi ministère de la santé et action sociale ñu ngi gën a ñaaxaat askan wi ngir ñu topp diglante yi nga xamante ne moom lañ leen wax ngir ñu bañ a am jàngoro ji te jàngoro ji bañ a law fii ci Sénégal ci yooyu mooy li ñu doon wax bu kenn nuyoo teeg ak loxo nañu di raxas suñu loxo yi ba mu set ak ndox ak saabu ci diggante ñaari nit yu toog nañ fexe mu am xàllu 1 mètre képp koo xamante ne mu ngi sëkkat
wala muy tissooli na yore mouchoir bu paree sànni ko ci mbalit mi wala si yorul mouchoir mu fexe xool ci concam nu mu ciy sakkatee. ñu ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam. mu nekkoon docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye doon def bilanguk tey bi crise bi tàmbalee ak léegi fii ci Sénégal ñoo ngi tollagum ci 377 cas dañuy àggali ak détails yi foofee ca ministère de la santé et de l'action sociale ak ki nga xamante ni moo di Pape Fara Gningue Pape Fara ñu ngi lay nuyu di la ziar donc déglu nañu ki nga xamante ni mooy docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ndax mën nañu ñëwaat ci ay leeral par rapport ak bilangu tey bi. jërëjëf Pape Cheikh Diallo maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu mbokk auditeurs yi télévision Futurs Médias mbokk téléspectateurs yi di leen wax ne niki tay nii nag am nañ test yoo xam ne jege na daanaka 300 maanaam lu jëm ci wàllu test yooyu nag toll na ci ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn gis nga ni nga xam ne nag tey moom moo ci am fan yi li ñu nemmeeku mooy cas communautaire yi fës nañu niki démb sax moom moo fi am tan waaye keroog juróom-ñaar yi ñu amoon juróom yëpp ay cas communautaire la cas communautaire yi nag boobu ba léegi li ci gën a bëri mu ngi toll ci juróom tey juróomi cas contact juróomi cas communautaire ñu détaillé ko Géejawaay foofu am na benn Touba ñeent fukk ak juróom daal di wër yaa ngi koy wax boobu ba léegi ba mbas mi ñëwee fii ci Sénégal ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoom ñoo ci am li nu mel kon Pape Cheikh niki démb ak tey ñu amaat ñaar ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan loolu lan lañ ci mën a poser question est-ce que Sénégal amul ay cas grave yu bëri. ministère bi ba léegi communiqué wu ci ndax duñ ko wax ci seen wàllu communication waaye bu ñu gisee ñaari fan yi ñoo ñàkk seen bakkan mënuñoo tëb rek xanaa noonu ñàkk seen bakkan dinañ ko laaj di seen xam-xam màcc ci wàllu woowu parce que di nga toll benn niveau bi yenn cas yu grave yi pour nga mën a ñàkk sa bakkan kon fii ci Sénégal wàllu ministère war nañu mën a wax ñaata cas grave la ñu am ñaata ñoo ci soxla li nga xam ne moo nekk oxygène wala assistance sous respiratoire wala déet loolu ñun xamuñ ci xibaar yu bëree bëri xëy na dinañ ci jéem a lëñ ba xool fan la toll mais kon jàpp nañ ne Sénégal war na am ay cas grave yoo xam ne kenn waxu ko niki tey jii nag li ñu nemmeeku mooy ministre bi xam naa ñoom am nañ info yu ñu amul woon parce que tombé moo waral ay gaaf ñu am ñaari décès rek niki démb ñu ne tey ku xëy na nga def masque obligatoire ngir ñu bañ a wàllante loolu cas communautaire yi ñoom ñoo ko waral jamono ji cas communautaire yi nag di yokk Pape Cheikh su ma la mën a jàppale ci semaine bee ñu génn lundi ba dimanche fukk ak juróom ci cas communautaire la ñu amoon mu nekk lu doy waar ci fanweer ak juróom-ñaar yi ñu amoon léegi nag cas communautaire yi nekk na ñeent fukk ak ñaar ni ki tey ji amaat nañ juróom loolu dafay nekk loo xam ne lu doy waar maanaam xoola jëlal % nga multiplier ko yooyu nga xam ne am nañ ko muy 42 cas multiplier rek par 5 ku ci ne rek wàll 5 personnes loolu maara day taali yaakaar naa ne li ñuy def noonu war nañ cee gën a taxaw bu baax a baax moo tax gis nañ ay test volontaire ñuy def fële ci diwaanu Géejawaay benn test mobile boo xam ne dina am ngir ndax cas communautaire ba fa amoon ku jigéen la dafa activé woon loolu dem na ci marché poisson dem na fu bëri ci dañu dugg ci transport public bi wax dëgg yàlla li nga xam ne nag moom moo jëm ci wàllu lii di masque yi kon dañ koo war a gën a maanaam farataal bu baax a baax jamono ji kon fu ci mel ni Kër Massar kenn ki ñàkk bakkanam ni ki démb am 68 ans mu ngi dëkk ca diwaan boobu juróomeel bi nag dinañ xam fan la soxee ko ñu leen di jaale bu baax a baax ndax li nu mel nag jamono ji da nga dem wax l'heure est grave mais fi mu toll nii l'heure est très 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 grave kon su may dellu si rek di leen limalaata tey jii lu tolloog 35 personnes maanaam ñaari téeméer ak fanweer ak juróom wér nañu ba feebar bi amee ba léegi juróom ñàkk seen bakkan kenn kañ évacué woon sax ñàkk na sa bakkan doon ko waroon boole fii rek mu nekk juróom benn téeméer lu tolloog téeméer ak fanweer ak juróom benn jamono ji ñoom la ñu nekk dina faj Pape Cheikh mbir mi nag doy na waar jël na beneen tournée suñu gisee ay image démb ca Médina nit ñi génn di jubilé ndax xaw ma la fa xewoon nekk na doy waar tey dégg nga ci suba ministre bu yor wàllu kaaraange bi réew mi neen loolu dina dakk yenn place yu bëree bëri kon ci transport yi ci lieu public yi ñëpp port masque obligatoire la ñu wax ku ko deful nee nañ mun na am sax ñu daal la ciy yóbbu kaso du masque rek sa kaala sa leneen loo xam ne mun nga ko fóot ba mu set jëfandikoo daal di
koy weer nekk na loo xam ne lu ñu war a jëfandikoo ngir xeex jàngoro ji. ca Derkala Castor am na cas communautaire ña dëkkee ca watu marché ba ña ngay jooy ca Pikine ca Yëmbal ak feneen yëpp am na Pape Cheikh daal xam naa ñu bàyyi leen ngeen gën a yaatal ba benn waxtu ñu ñëw xool juróomeelu ki ñàkk bakkanam fan la soqee ko cas grave yi ndax ñu ngi gën a yokk wala déet fi ñu toll daal tiitaange am na bu baax a baax. am na ci bërëb yu bëri yoo xamante ni à partir de tey ku takkul masque daañu la garde à vue wala ñu déféré la wala sax ñu tëj la ci kaso bi ak koppar goo xamee ni mënees boo koo fay xam naa ci ñëwaat ci kanam ak Chérif Dia mais d'abord on va continuer ak commentaire uk bilangu tay bi jërëjëf Pape Fara Ñing dig daje gi ak yow ca kanam lay doon ci diggu bëccëg geeg rédaction bu télévision Futur Média donc Chérif ba tey cas communautaire yi mooy tiital nit ñi à chaque fois ministère de la santé def seen point. comme ni nga waxee Pape parce que mi ngi yokk juróomi cas communautaire yu bees ndax ci fukk yi nga xamante ni testé na leen ñu positif juróom yi ñoom ñooy cas suivi mi ñi nga xamante ni kay ministre bi mi ngi leen di topp di leen xool ñu ngi leen quarantaine ci hôtel yi wante tamit ci juróomi moom mooy cas communautaire te juróom bi kenn ka ma nga jógee kon ci Géejawaay kon mu mel ni cas communautaire ma nga yokk ci Géejawaay ñeent ña mi ngi nekk Touba bi nga xamante ni toogoon nañ fi 15 jours quand même affaire bi stable woon mais mbir waa ngi bëgg a yokk te la ko waral mooy kon cas communautaire yi nga xamante ni kon gis nañ ko fa muy Pape comme ni nga wax lu compliqué ndax cas communautaire yi moom bu fekkente ni ñi ngi yokk rek mooy ñooñu aussi xëy na ña leen wàll wala ñin wàll pour ñu xool leen wàllu traçage bi moom mooy indi complication yi parce que doo xam fin jaar ak boobu ba léegi rawatina bu fekkente ne dana jàngoro ji fukki fan ak ñeent mun na koo nelaw ci biir yaram mi donc bu fekkente ni boobu ba léegi kon ñoom ñi ngi dox di seen i soxla dina compliquer la situation bi encore une fois moom moo tax nga dégg ko noonu la directrice de la santé muy soxna Marie Khemesse Ngom Ndiaye daal di ñëwaat rek ci li nga xamante ni kon mooy insister ci mettre en garde ñii di population yi parce que gis nga ko moom tamit ñim ñëwee tey jël na masque teg ko loolu lépp je pense que c'est un langage boo xamante nit ñi war nañ koo am beneen décryptage bon daana ñëw di wax ak nit ñi sans masque mais comme déjà bis bi tey entrée en vigueur port masque yi wante aussi bu dul loolu aussi je pense que nit ñi ku nekk war ngaa gën a mën a fagaru daal di rek fexe ba nga xamante ni kon jàngoro yi ñu daal di koy limité ndax cas communautaire yi comme ni nga waxee ay vrai cas la. ngir éviter la wuk cas communautaire yooyu le moo tax gouvernement bu Sénégal jël décision ni takk masque yi léegi dafa obligatoire président ko njëkkoon xamle ci interview bu mu accordé loon waa TV5 ak France 24 am na ñu ko naxarlu mais du gulet à chaque fois ñuy gis ay interview yu mag yoo xamante ni ñu ngi koy def ak sunu ay confrères yu télévision étrangère yi ginnaaw gi démb communiqué bi wadd jóge ministère de l'intérieur ne bëri na ci ay bërëb yoo xam ni ku fa takkut masque daañ la teg ay daan muy li tubaab tuddee port du masque obligatoire. wareef la surtout fi nga xamante ne bu ñu liiree arrêté bi ministère de l'intérieur daal di génn kon seetal nañ fi nga xamante ne kon moom la soxla rawatina lieu public foo xamante ni nit ñi daal dañ fay dajee foofu moom obligation la nit ku fay dem nga daal di takk masque bokk na ci marché yi bu ñu mënee cité ci transport yi wante également même ci grande surface yi dem na ba ci lieu privé yi sax fi nga xam ne nit ñi dañ fay liggéeyee dañoo war a takk li nga xamante ne moom mooy ay masque loolu lépp su ko defee comme li nga waxee noonu rek comme cas communautaire yi mi ngi yokk prévention bi encore une fois Sénégal kilifa yi jëloon dogal ne dañuy confiner totalement parce que xëy na moyens yi matewu ko wala aussi mënul gun faa egg pour l'instant nag moo tax petit à petit la ñuy jël appliquer li nga xamante ne mooy recommandation yu ministère de la santé joxe parce que li encore une fois li recommandation la ndax bu le passé Abdoulaye Diouf Sarr comme wax nga ko recommandé fortement ñuy sol ay masques looloo tax kon ministère bi nga xamante ni kon moom moo war a veiller à l'application de cette recommandation daal di jël arrêté bi nga xamante ni kon tey dañ koy publier ci journal officiel su ko defee kon képp ku ko def la la ci mën a fekk ñi nga xamante ni ñoom ñooy police yi ci wàllu droit wax nañ ko rawatina rek li nga xamante ni mooy code des contraventions comme koo xam daal jalgati nga yoon daal di teg li nga xamante ni moom war ci yow loolu tax kon encore une fois ministre wax na ko répété na ko RFM matin tey ci suba. Voilà en fait j'allais juste ci li nga wax noonu on a vu maître Bamba Cissé di wax par rapport ak daan yi nga xamante ne mën nañu la ko teg bu fekkee respecté wuloo bu dee interpellé na lañ citoyen bu respecté wul takk masque bi mën nañu la garder à vue mën nañ la déférer wala ñu condamné la 1 mois ferme ak amende boo xamante ni mën naa dem ba 20 000 francs loolu dip article ak code bu jëm ci infraction à la loi ci port du masque bi Chérif. muy lu am solo moo tax il faut ñu koy rappeler nit ñi rek parce que yoon moom je pense que Sénégal am yoon moom dara na bu ci ku dem ci code
code pénal bi gis nga li nga xamante ni kon moom la yoon wax ci képp koo xamante ni infraction yi comme ni boo waxee jalgati nga ko ak la mën a fekk ci yow di fàttali ni même en Afrique Sénégal xëy na bokk na ci réew yu mujj a jël ab mesure boobu mais Guinée gi ñu gën a jege rek ñoom li ñu def mooy képp koo xamante ne solo masque moom ci wàllu koppar la no daan maanaam foofu moom dañ lay amende sa poche moom du ko fekkee donc Guinée gi Alpha Condé def na ci benn discours daal di ko wax et je pense que loolu lu am solo la li ci des mooy masque yi encore une fois du masque yi chirurgicaux yi wala yenn masque yi ku amul masque je pense que ñi nga xam ñooy waa corps docteur en attendant ñuy xool ne say def bu gën a améliorer qualité bi même loo parce que man hier j'ai eu peur xam nga alkaati yi nag am na ci ñoo xamante ni dañoo këx ñoom ñëpp a baax mais am na ci quelques yoo xamante ni ñoom dafa mel ni dóor rek lañ leen jàngal ak toroxal doomu aadama nañu ko wax te dee donc quand j'ai entendu ministre bi ne léegi takk masque bi par la force la je me suis dit am na ñoo xamante ni peut-être amuñu njëgu masque tam ñu tase ak alkaati ñu dóor leen ci mbedd ba ñuy bëgg a dee mais après ce matin j'ai entendu ministre de l'intérieur bi ne kaala sax masque la donc tu veux dire que lu waaye am war na koo mën a muuree kanamam. pour protéger moom la di wax parce que boo xoolee encore une fois gis nga tailleur yi ñu ngi ci def ay efforts yu am solo déjà ñiy jaay masque yu cher sax nañ leen bàyyi ak fële seen i masque yu cher ku nekk jënd li nga xamante ni amuñu njëgu masque bien sûr nga jënd li nga xamante ni moom la sa poche tolloo comme ministre bi nee na kaala sax masque la ku ci amul masque da nga jël sa kaala wala morceau bi ne ci kër gi rek nga takk ko ñoom ñoo ko wax non bien sûr pour éviter ay dóor ak ay am na ci ñoo xam ne yàqam ci dóor citoyen non du pour dóor loo wuñ kenn sax parce que non dóor loo wuñ kenn li ñu wax mooy li ci mën a fekk moom koo xamante ni fekk na la ci lieu public parce que ministre bi nee na présence li nga xamante ne mooy force de l'ordre yi muy police gendarmerie dinañ ko gën a nemmeeku tey ci marché yeeg fi nga xamante ne mooy lieu public yi je pense que ku takkul masque li yoon wax moom lañ war a def ci yow pas dóore parce que déjà contact nit ñi dañ koy tere fekk ngay contacter koo xamante la ngay dóor koo xamante ni am na jàngoro ji mën a laa wàll du loolu li am solo mooy comme ni nga ko waxee ku ci nekk naal noo mën a def ba protéger sa bopp nga def même yow boo mënee taabaal fi nga sa masque bopp nga def ko comme li nga waxee kaala nga takk ko parce que même yi am na réew yoo xamante ni dem nañ ba problème masque posé fa li ñu def mooy nit ñi ñi ngi ku nekk même kaala wala ñi nga xam ne ay seeni musóor di soxna yi ñu ngi koy def pour rek protéger li nga musóor sax masque la waaw bien sûr nga protéger li nga xamante ne mooy sa kanam parce que li ñuy bañ mooy nga tisool yi wala nga wax am loo xamante ni génn na ci yow dem laal keneen et cetera loolu lañ ci bañ donc masque yi moom li naan la guerre des masques dafa am te loolu moom sur le plan mondial la réew yu am doole dem nañ jiiroo ji ko xëy na ñoom seen doole mën na ko mais Sénégal fii aussi yàlla ni naan yàlla du tëj bu tëj frontière ginnaaw jàngoro ji am na fi am na may na xalaat ak xam-xam suñ artisan yi ba ñu ngi créer li nga xamante ni kon ñeewun dara tubaab yi koy def donc noonu dem encourager loolu dina tax sax bu ko defee ñoom jafe-jafe yi amoon ngir ñëw ci Korité yu ni mel ñu am feneen foo xamante ni ay reconversion la jàppale ñi nga xam ne kilifa yi commande yi tamit ñu daal di koy commander su suñu ay tailleur loolu aussi il faut nit ñu encourager leen jàppale leen ni ñu ko daal defee di ko jëlee bitim réew dem ay Chine di fa exporter muy def weel ci àll bi léegi nañ dem encourager ñi nga xam ne ñoo suñu artisan yi ak suñu industrie yi nga xamante ni ñi nga xamante ni ñoom ñoo seen xam-xam màcc na te ñi ngi wax naka lañ mën a def ngir améliorer qualité bi jëm ci masque yi et je pense que loolu bu ñu ko defee ku nekk war ngaa mën a takk sa masque surtout masque yoo xamante la bu kiyee sax comme yi ñu sol nii boo ko solee par heure la mën nga koo sànni mais masque yi nga xamante moom leen defal fii bu la neexee nga fóot ko passé ko solaat ko donc je pense que loolu ngëneel la boo xamante ni suñu borom bi may nañu voilà ce qui est intéressant ak masque yooyu noonu c'est des masques alternatifs boo ko fóotee ba pare mën nga koo passé xam nga loo passé mu tàng bu amee microbe wala virus mën na koo rey donc c'est très pratique ku ko ci amut it comme on a dit boo amee sab kaala wala ab morceau boo xamee ni set na wecc ne ci biir kër gi mën na protéger quand même et heureusement ba bëri na ay nit yoo xamante ni actuellement ñu ngi defarlu ay masques di ko séddale am na ay tailleurs yoo xamante ni ñoo ngi koy def gratuitement bu dee nag am na lu gouvernement décidé ci njënd ak ñoom seen nañu gën a jàppale créateurs yi nga xamante ni ñoo fi ne te xam ni crise économique bi itam daf leen laal parce que feebar yi bëri na yi gën a garaaw sax coronavirus moo ngi fi waaye bii ni mu ñëwee moo garaaw dafa ñëw ak crise économique am. dafa ñëw ak crise économique bu compliqué moo tax man la sànq yaa ngi wax naan nan wane koor yeeg naa nga man leen jarul wane koor parce que lii ñëpp teg nañ seen bët je pense que weesu na jarul wane loolu te li nga wax noonu dafa am solo maanaam jàppale ñi nga xamante ni kon dañoo nekk ci ay jafe-jafe te parce que moment bii quand même dafa laaj solidarité bu am solo. moo tax c'est vrai que bu fekkente ne état bi ñi ngi def force Covid 19 nit ñaa ngi ku ci nekk yaa ngi dugal sa xaalis di ko yóbbu ministère des finances su ko defee kon ñu daal di séddale koppar yi mais am na foo xamante ni
pense que même au niveau des quartiers ñi nga xamante ne am na lu leen yàlla may ñu geesu ñu amut loolu lépp bu ko defee li ñu teree nit ñi maanaam dem ci lieu public yi wala ñene bu ma xëyut du ma am lu ma dundee su ko defee ñooñu dina leen mën a jàppale donc moo tax solidarité bi moment bi moom c'est vrai que réew mi dëkku solidarité la mais tey lañ ko gën a soxlawoo su ko defee ndimbali gars yi jot ci ñi nga xamante ne amul doole te ñu koy def également bu mën a nekk ci sutura jarul ay filmer kii di ko wane ci télé yeeg wala nangam parce que di garder dignité ñi nga xamante ni xëy na mbir mi ñu parce que sikkim dafa lakkandoo c'est vrai que mbir mi ñëpp la laal mais loo gis am na ñoo xamante ni ñoom ñoo gën a tane ñooñu aussi geesu ñu nu mel surtout ñi ngi jëm ci ay weeru koor dina gën a compliqué et cetera te bañ ko politiser moi j'ai vu des masques yoo xamante ni ay hommes politiques la ñuy jël def seen photo ak seen turu parti man bu ma kenn jox masque bu ñu def parti wala photo wala saako ceeb wala même gel yi waa naan monsieur le maire surtout maire yi parce que ñoom non du yoon masque bu ñu def turu parti non ça c'est pas normal étant donné Sénégal réew mi nag lu ñëw dañ koy politiser comme li nga wax mais Pape je pense que loolu surtout collectivité territoriale yi maire yi nga xamante ni kon ñoom ñooy maire gox yi encore une fois li ñuy def du xaalis boo xam seen poste la jógee xaalis askan yoo xam ñu ngi koy fay muy ay taxes et cetera nan ko delloo askan wi jëlul li nga wax ni surtout moment boo xam dañuy tere rassemblement je pense que du moment boo xamante ni quand même dañuy politiser c'est un moment boo xamante ni dafa laaj ci comme ni nga wax ku nekk comme guerre la ñoom nag yàlla daf ñoo jiita ci askan wi nan leen jàppale geesu leen yërëm leen yërmande googu nag bu demee ba jóge ci kuy politique nga politique mais je pense que ce n'est pas le moment surtout que loo xamante ni askan wee ko moom ñu leen ko war a delloowaat rek li gën a garaaw ci feebar bi ñu fàttaliwaat leen ko dafa bëri ay zone d'ombre même ñoom ñi nga xamante ne ñooy liggéey ci kër docteur ñi doon ay scientifique am xam-xam lool ci wàllu wér-gu-yaram yenn saa yi ñu am mbetteel ci virus beeg ni muy soppeekoo ci yaram yi doomu aadama donc loolu moo tax ñun ñëpp war nañoo góorgóorlu ngir gën a yokk Pastef bi balaa muy gën law fii ci Sénégal pour le moment ñu ngi am lu toll ci 136 cas yu nekk sous traitement ñi nga xamante ni ñoo tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñi nga xamante ni ñoo faatu ñu ngi massawu seen i njaboot biig ak tey ci suba gi lañ ñu wax ni am na ñaar ñoo xamee ni faatu nanu ca hôpital Fann ñu ngi ñaan mu yem fii waaye nag bu ñu bëggee mu yem fii ñun ñoo war a jël suñu ay responsabilité éviter lépp loo xamante ni nee ñu buñ ko defee feebar bi mën naa law respecter mesures yi nga xamante ni ñii liggéey kër docteur joxe nañu ko et que tout le temps ñoo ngi koy wane ci télé yi di ko wax ci rajo yi c'est vrai que Chérif Dia nee na léegi lu ñu fàng kenn du ko jeex waaye am na ñoo xamee ni lu ñu gis lu ñu fàng du leen tere peut-être dem ak seen inconscience donc ñu ngi ñaax tey ñaan way juru gone yi nga xamante ni ñoom la ñuy gis ci mbedd yi guddi gi surtout fan yi ñuy jubilé par exemple ca Médina ñu gën leen jàppale gën waxtaan ak ñoom dégg naa woykat bi daan wax naan xale yi ku leen juróon yërëm leen donc yéen ñi leen jur na leen jaral ngeen di waxtaan ak ñoom peut-être notable yi nekk ci quartier yi foofu ca Médina par exemple na leen jaral même bu fekkee porte à porte mëntul ne ndax dañu ne na ñëpp toog seeni kër y a toujours possibilité ak internet bi de faire des messages pour sensibiliser seen rakk yooyu seen doom yooyu le ndax peut-être ku ne tolloon nga ci at yooyu di def ay mbir yoo xamante ni ba nga màggee ba fàttaliku waat ko rëccu nga ko donc nanu ñaan rek waajur yi ak notable yi nekk ci koñ yooyu ñu gën góorgóorlu ci sensibilisation bi xale yi gën a toog ci seeni biir kër marché yi ak bërëb yi nga xam ne ni day faral di am ay dajaloo ak dem beeg dikk bi transport en commun bi ku ci génn na nga fàttaliku ni désormais à partir d'aujourd'hui ku ne li la war mooy nga takk masque obligatoire la kaala sax masque la donc góorgóorlu leen ba bu ngeen am bu leen am benn problème ak takk der yi nga xamante ni xam naa ni tey daañu gën a yokk seen Pastef ak seenuk farlu ginnaaw kàddu yi nga xamee ni dégg nañu ko mu jógee ci ministre de l'intérieur donc désormais takk masque bi dafa obligatoire bu ngeen dee dem marché bu ngeen dee jël woto na ngeen fexe ba laataa ngeen di génn seeni kër ngeen am masque yi nag am na nu nu koy takkee loolu xam naa dinañ ci ñëwaat peut-être ci kanam puisque préparé nañu ay sujets yu am solo masque yi itam na ngeen ci góorgóorlu te xam ni mën na jël ay bactéries mën na jël ay virus donc li ngeen di def seeni kanam ngir aar seen bopp ci jàngoro bi na fekk mu nekk lu set wecc voilà lu ñu fóot
passé ko ba du am benn microbe comme ça ngeen takk ko ci seeni kanam dina leen protéger parce que tamit di daw jàngoro. ba indi sa bopp jàngoro itam am na c'est très important moo tax quand même gis nañ ni quand même marchand ambulant yi di ci dugg et je pense que c'est pas le moment surtout que bu fekkente ni yow da ngaa nekk ci circulation bi nekk ci mbedd mi poussière bi ak nangam di jaay voilà moo tax ñi koy jënd aussi je pense que il faut ñu dem ci cadre bi nga xamante ni moom moo gën a adapté pour jënd fa masque yi ni nga ko waxee jarul waxaale tamit parce que loxo yu bëri moom laaju ko parce que di waxaale wala xam réew moo xamante ni des fois am na ñoo xam ne am nañ sax fitu naa xool ba xam di natt parce que du ay daal yoo xam da nga koy jënd wala yére boo xam da ngay natt et cetera comme li nga wax ni ne nu nit mën a def rek pour moytu risque yi moom nga moytu ko parce que li nga wax comme mbiram bactérie la ak mbiram microbe moom te mën naa tax fu nekk surtout lu salte la gën a bañ et je pense la gën a bëgg plutôt il faut que comme ni nga waxee noonu nit ñi gën a bàyyi xel loolu rek ku nekk daal noo mën a def rek ba moytu ko je pense que moom moo gën parce que toll nañ foo xamante nii c'est vrai que am na ñu naan jotagunuy masque yi wala nangam wala masque yi doy ku nekk bul xaar genn parce que wàllu wér-gu-yaram la d'abord sa bopp d'abord bala nga jaaxeer keneen ka na la ca fekk wante bu ñëwee na fekk nga nekk ci yow ca la nga nekkoon ci li nga xamante ni nga bax yaa ku nekk def sama bopp ma la gënal du bañ naa la voilà man du ma xaar kenn koo xam ne moo may faj wala nangam parce que su ma laalee wala loraange wala nga génn ci sa bakkan ñooñu dañu ko ne seen fii ku nekk na nga def sa kéemtulaay kattan ba noo mën a def rek ba moytu nga moytu ko encore une fois parce que ay alternative am nañ fii tubaab bi na leen bàyyi ak seen i mbir ñun ñu def loo xamante ni suñu kii parce que wax nga lu am solo Pape mooy même chef de quartier yeeg yu ni mel il faut ñu dugal leen ci sensibilisation notable yi parce que réew mu nekk da nga am say dëkk bu nekk ak réalité voilà c'est ça moo tax même man yenn saa yi na ma yàlla baal damay gis décision yi ñuy jël day méngoo trop ay décision wu tubaab France bu jëlee décision bii lundi je me réveille le lendemain le matin je vois le même communiqué le même message les mêmes décisions non loolu pourtant président wax na ko keroog ci discours kii interview bi mu doon def ak kii banaan waxu mimétisme ak yooyu et je pense que loolu am na maanaam bañ a toppandoo yi voilà impression boobu la am les réalités ne sont pas les mêmes voilà comme ça jàkka yi la ca France du Sénégal bu ñu jëlee kaawu jàkka yi ñi ngi ko wax sànq mais jàkka yi pourtant mën naa servir même de relais parce que am na ay haut-parleur am na ay kii comme même si tëj nañ ko ñi ngi nodd saa su nekk mais ñi nga xam ne ñi ngi fay nodd je pense que bu noddee ba pare mën na ne am na message yoo xam ne mën na leen ko wax su ko defee suñ ko waxee ñi nekk ci quartier yi dinañ ko dégg mën nañoo jël ñi nga xamante ni également ay communicateurs traditionnels lan boole leen ci parce que ay rajo communautaire bari nañ parce que rajo mooy moyen bi nga xamante ni moo gën a gaaw pour véhiculer un message surtout en Afrique ba léegi rajo place ba mu amoon mi ngi koy am je pense qu'il faut ñu gën a continuer yooyu su ko defee au niveau des radios au niveau même des mosquées haut-parleurs yi fa nekk nayima yo fa daa nekk daa nodd nañ leen jël boole leen ci li nga xamante ni moo dispose saa yu noddee ñi ngi wax ne na ñi jullee seen kër mais je pense que war nañoo dem même au delà bu noddee ba pare am na benn message boo xam ne mën nañ koo eggee su ko defee waa koñ bi mën nañ koo dégg am na ci ñoo xamante ni fu ñu waxee ñu dégg leen yàlla may na leen ko ndax seen lamine barke na macha allah ñooñu aussi nañ leen ci dugal relais communautaire la même chose nawetaan yi également ñi fi nekkoon daan violence et cetera je pense que ñooñu aussi ASC nañ leen dugal ci li nga xamante ne mooy xeex bi parce que fi mu toll dara doyut voilà en tout cas ku ne ca wàll wa nga féetee na nga góorgóorlu ngir gën di joxe message yi je suis aussi content de voir par exemple ci réseaux sociaux yi WhatsApp wala Facebook ak Instagram presque sénégalais yëpp dañoo soppaliku léegi nekk ay journalistes donc on se partage des infos mais góorgóorlu leen ba information yi nekk de véritables informations loolu moo gën wóor parce que man par exemple dans mon rôle de kuy liggéey ci média yenn saa yi damay bëgg a informer internautes yi ma am wala contacts yi ma am mais balaa ma leen di informer damay gis ni ñoom ñoo may njëkk a jot information bi souvent de temps en temps itam je me rends compte que nit yi ñu ngi partager ay fausses informations ay informations yoo xamante ni c'est pas vrai du tout donc na ngeen góorgóorlu bu baax comme léegi ñëpp ay journalistes lañu bu ngeen day joxe information comme course à l'information la ñu wax ngeen góorgóorlu bu mu nekk ay informations yu wér te wóor comme on le fait dans certaines situations surtout que situation bii nii tolluñu ci heure joxe information bu baaxul ndax mën na jur ay gàllankoor par exemple bi ci mujj maa ngi gis benn vidéo boo xamante ni benn camion moo taxaw di sànni ay saaku ceeb askan wi yëpp génn loolu du sax Sénégal c'est-à-dire boo ko xoolee rek jarul sax réfléchir quoi du sax Sénégal j'ai vu aussi beneen vidéo où ay jigéen ñoo jël ay masques yu ay nit sol ba pare sànni ko jigéen ñi di ko foraat di ko nettoyer waat pour jaayaat ko j'ai vu certains internautes yu dëkk fii Sénégal ci WhatsApp di sensibiliser nit ñi naan leen faites attention à ces gens-là loolu itam boo ko xoolee rek di nga xam ni du Sénégal loolee daanaka ay fausse information la ay information yu dul dëgg donc comme tout le monde est journaliste maintenant sur WhatsApp et sur les réseaux sociaux prenez quand même le temps et la peine de bien vérifier information yi nga
nga xam ne ni yéen a ngi koy partagé balaa muy jur ay gàllankoor ak i jàngoro. On va finir ak Chérif Dia balaa ñuy enchaîner ci beneen partie bi ak tabb gi nga xam ne ni tabb nañu ko général Bile jëm ci kaaraangeeg force Covid 19 lépp rek ci xeex jàngoro jile. Alors pour sécuriser gestion wu fonds force Covid 19 chef de l'État mettre na en place benn comité de pilotage boo xamee ni ki koy jiite mooy ki ngeen di gis di général François Ndiaye àddina yëpp ràññee ko ci rigueuram bi ñu ko tabbee nommé ko démb ba tey ñu bëre nga koy rafetlu. waaw loolu moom comme Sénégal dañu toll situation boo xamante ni comme dafa xaw a inédite coow li bari woon na Pape gisoon nga ko bi nga xamante ni kon président ne woon na day créer li nga xamante ni mooy fonds force Covid 19 ju jël lu mat 1000 milliards def ki muy koppar yu takku ca 1000 milliards yooyu au delà ci li nga xamante ni moom la état bi génne ci wàllu réaménagement budgétaire ay doomu aadama jël nañ seen koppar gis nañ ko ñu nekk ci secteur privé tous les secteurs yoo xamante nekk nañ fi am na ñoo xamante sax dugal nañ seen xaalis dugal ko ci donc muy loo xamante ni dafa laaj transparence ci wàllu yorin wi parce que day réew moo xamante ne également démocratie bi yokk na fi yokk goo xamante ni il faut que nit ñi di exiger li nga xamante ni mooy yorin wi ci wàllu selin même si bu fekkente ni doon nekk ci jamonoy crise taxul nit ñi def lu leen neex et cetera moom moo taxoon te yeneen réew yi xëy na am nañ ay premier ministre boo xamante ni kon moom moo nekk ci kaw di jiite yu ni mel ngir coordonner li nga xamante ni moom mooy activité ci wàllu Sénégal nag supprimé nañ seen poste premier ministre depuis 1 an donc muy loo xamante ni laajoon na ko étant donné ko déjà coow li fi gis nga ko ci wàllu ceeb beeg wàllu transport mi ngi ci ba léegi jógee gu fi soxal Mansour Faye mi nga xamante ni moom lañ dénk wàllu développement communautaire jege président de la République ci wàllu mbokk donc loolu moom moo taxoon kon ñu bëri doon ko sàkku gisoon ko société civile bi laajoon ko am ci ay pant ci wàllu opposition laajoon ko léegi nag nommé nañ le général François Ndiaye mi nga xamante ni gisoon nañ ko kon moom it taxawaayam ci wàllu réew mi ci wàllu armée bi muy loo am solo ci wàllu jaar-jaaram gis nga nettali nañ ko muy loo am solo la et je pense que loolu dina xaw a régler le problème te au-delà de lui aussi ñi nga xamante ni ñooy membres yi nga xamante ni ñoo bokk ci comité bi bari nañ je pense que institutions yi représenté nañ leen muy ci au niveau du gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale au conseil des collectivités territoriales muy conseil économique social environnemental société civile parti opposition yi nga xamante ni moo nekk ci pôle opposition wala pouvoir wala ñi nga xamante ne ay non aligné lan et je pense que loolu bu fekkee dugal nañ leen ci dina am loo xam te am solo bon am na ñu doon laaj président sax mu dem au-delà bañ a rattaché affaire bi au niveau de la présidence su ko defee mu mën a am indépendance am mais li am solo rek mooy comme nit ñi dugg nañ ci ñu pencoo ko waxtaanee ko et je pense que am na solo surtout alali mbooloo la dafa war a leer. Général François Ndiaye donc qui a été nommé pour li nga xam ne ni moo jëm ci fonds force Covid 19 par le chef de l'État moom général François Ndiaye ñu ràññee ko lool ndax rigueur bi nga xam ne ni am na ko et saa yi ñu xëyee rek am ay information yu bees par rapport ak crise bi la nga xam ne ni waykat bi wax na ko mu ngi téye àddina ci ay loxoom kañ lay jeex on ne sait pas est-ce que mën nañu am yaakaar ci jeexitalam carrément on ne sait pas li ñu war rek mooy respecter mesures barrières yi ak lépp loo xamante ni jóge na ci kër docteur dip conseil Chérif Dia ñu ngi lay gërëm bu baax. merci bàyyi la nga daw àggali liggéey bi ca rédaction bu télévision Futur Média. jërëjëf Pape yow it ñu ngi lay sant di la gëm di gërëm encore une fois suñu mbokk téléspectateurs yi ñu seetaan rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ca bitim réew xam naa beneen yoon dina fa jën ci ñëw parce que 12 milliards yi nga xamante ni état bi neew na dina ko jox diaspora bi. mi ngi jur ay coow ci yenn réew yi. parce que ambassadeur yi nga xamante ni ñoom lañ fa denk surtout Italie et cetera. nan na moom la ñuy séddalee mbir ma am na ci ñoo xamante ne àndoon ci c'est vrai que muy gis nañ ci ay communiqués yoo xamante ñi nga jógee ca ambassade bu Sénégal ca Italie wante également ci la nga xamante mooy Pays-Bas. wax nañ ñi nga xamante ñooy priorité ñi nga xamante ñoom la mbir mi gën a soxal. mais je pense que dafa mel ni communauté bi àndoon ci mooy leen wax rek il faut nit ñi waxtaanee ko. ambassadeurs yi aussi comme mbiram koppar la je pense que il faut ñuy impliquer association yi. ci gestion bi comme ni ñu ko defee fii ci Sénégal nga ne général bi moom mooy coordonner affaire yi. même au niveau aussi des pays yi nga xamante ni kon Sénégal yi dañ faa nekk te ñu jot ci koppar ya pour mbir yi leer parce que bu ñu werante bañ a am te mbiram xaalis la. nañ dugal association yi nga xamante ni reconnaître nañ leen ci mbiram gestion bi ak séddale bi su ko defee kon problème bañ a am sinon rek dina compliqué parce que dégg nañ fii ay association immigré yoo xamante ni bon ñi ngi jox ay propositions yu am solo yu am yoo xamante ni yu am xalaat la nee nañ sax ñii ci kaso yi pourquoi ñu bañ a ñu nan leen ci boole parce que tëj na leen ñi ngi ci yeneen réew ak yeneen réew yoo xamante ni également sénégalais ñu ngi fa ami jafe-jafe et je pense que loolu il faut ñu
pencoo ko waxtaanee ko su ko defee réeroo bañ am. en tout cas waxtaan ci la lépp xaj et puis y a beaucoup de Sénégalais yu nekk bitim réew organiser def ay association di def ay collecte de fonds par exemple New York am na boo demee France gis naa fa solidarité Covid 19 avec notre ami Amidou Aziz aussi New York ñoom dajaloo nañu di def ay collecte di def ket ngir dimbali seen nawle sénégalais yi nga xamante ni actuellement am na ci ñu bëri ñoo xamante ni ñu ngi tëdd feebar ndax coronavirus. dafa am solo non solidarité moom ci Sénégal yi nekk ci diaspora bi fa la ëppee ni ñu koy dundee foofa sax dafa am solo parce que comme ni nga ko waxee daayira yi ñu ngi fa association yi ñu ngi fa moo tax ku am jafe-jafe daan liggéey mënatoo sax da nga gis nga dañuy jël ci keesu daayira gi di ko jox di ko dimbalee wala muy lu am solo te bu ne diaspora aussi Pape des fois dañuy fàtte ñi ci Afrique xam ñun dañoo jàpp ne ñi ci Europe ak Amérique la Mauritanie Gambie voilà loolu aussi Burkina Faso waaw même ñoom dañ koy casse des fois di ko wax te ils ont parfaitement raison ñi ci Gambie gi sax ci diaspora bi lañ bokk nga leen bañ a fàtte ci mbir yi xam ne ñoom it ci ñoom lañ bokk te mbir mi laal na leen voilà en tout cas yàlla baax na ay yëfi xaalis moom dafa metti des fois itam j'ai l'impression que certaines personnes dañuy fàtte ni Sénégal itam du dëkk bu riis noonu de non mooy du dëkk ci wàllu koppar quoi ci wàllu koppar moo tax pour qu'on dise que non montant bi doyul ci lii te defe naa lu ñu jël rek pàccoo ko ci ay domaines yu bëri non moo tax démb gis nga Fatou Kiné am na benn entretien moom dafa am na benn Pape loolu dëgg la mais moo tax kilifa yi ñoom moo loolu aussi il faut ñuy laaj bien communiquer voilà ci communiquer voilà ñu koy wax quoi yërëm naa leen lool ñoom parce que démb am na benn émission bu fi am Fatou Kiné def ci ak docteur Lamine Sarr bu nekk fële ca hôpital Albert Royer nekkoon ancien directeur de la santé wax lu am solo xam nga loolu xalaat la boo xamante ne bi mu ko waxee dama ne moo tax des fois kilifa yi bala ñoo jël ay mesures c'est important ñuy laaj ñenn ñi parce que ceeb bi moom mu ne man bu ma doon digal président duñ jënd ceeb di ko jox nit ñi parce que day indi coow mais bu fekkantoon subvention woon nañ ko wàññi ko ba nga xamante ni xëy na ku ci nekk sa poche da nga mën a jënd ceeb xam nga loolu bu ko def c'est une bonne idée boo xamante ni boo amoon mooy lu ma la am na ay idées yoo xamante ni am solo yu ko ñu gaañoon subventionné ko pourquoi wàññi ko ba nga xamante ni sax mën naa yées junni parce que c'est 69 milliards quand même su ko defee ku ci nekk xëy na di nga mën a jot ci saakub ceeb boo xam ne di nga ko jënd et je pense que yooyu c'est de belles idées yoo xam parce que xaalis fu mu dugg rek coow déjà gis nga 69 milliards yi nga xamante jëm na ci ceeb bi ba léegi mi ngi fi jural coow te ci yeneen coow dina amaat ci séddale ba parce que maires yi gis nga ña nga commencé entre les maires ak ñi nga xamante ni ay conseillers municipaux la nekk ca municipalité ña ngay xeex ci séddoo ceeb ba te ceeb yi commencé goon koo séddale concurrence sax tàmbali na entre maire ak maire donc c'est très compliqué suñu maire a gën a bon maire bële def na lii suñu maire defu ko donc concurrence bi sax tàmbali na entre bon Sénégal dëkk bu xaw a jafe jiite la moo tax ma yërëm njiit yi ñoom it kenn du ñoom yenn saa yi ñu def ay erreurs yoo xamante ni dama naan yéen déjà dëkk bi ngeen di jiite rek di ko diriger dafa jafe diriger bu ngeen ci bëggee dugal nag ay affaire fit weesuut loolu mais bon yàlla baax na on espère qu'on sortira sitôt de cette crise là nga xam ni àdduna lépp a taxaw domaine yëpp actuellement dafa bloqué par exemple heure bi daan na fekk ñuy waaj koor mais on parle waxuñu sax waxi koor ndax Covid 19 waaw Covid 19 c'est grave ça c'est très grave feebar bi garaaw na de non dafa garaaw moom daa mel ni lu ànd ak seytaane Chérif Dia non dafa bëri doole comme ni nga waxee parce que wallaahi même puissance Pape gis nga feebar bi daa mel ni lu ànd ak seytaane am na réew yi nga xam ne ñooñu ëpp doole foofu ci wàllu koom nekkoon ay puissance gis nga leen fi mu toll daanaka nërmeelu nan waa États-Unis seen système de santé et Espagne ay France gis nga am na benn symbole bu gën a mag mooy seen porte avion bi nga xamante ni mooy Charles de Gaulle bi nekk Charles de Gaulle bi ñi nekk ñëpp daanaka am nañu feebar bi loolu symbole la woon de la puissance même France mais yow Chérif bul sori man sama classe gi bu ñu amee pour tëntaan sax jënd nañu billet dem laaj ma dem fay subvention dem fajoo France waaye léegi dematuñu fenn feebar bi am na lu mu àndal ñëpp bloqué voilà ñi ngi bloqué am na ci mooy li nga wax encore une fois même kilifa yi nga xamante ni ay mag lan waroon dem hôpital faj traité seeni maladie mënatuñ ko Dakar yaa ngi wax ñi ngi jëm ñun mag ñi mënatuñoo dem defi benn traitement mais beneen léegi non beneen bi mooy ñun ñi dëkk Jolof suñuy maam wala suñuy nijaay feebaroon heure weeru koor dañ doon ñëw fii Ndakaaru pour faju mais même woolee Ndakaaru xëy na climat bi nga mënatuñ ko parce que gis nga état d'urgence bi nit ñi mënatuñoo déplacer et cetera donc te loolu ba conséquence leen mën a jural seen wàllu wér-gu-yaram muy loo xamante ni donc encore une fois musiba loolu boo xamante ni il faut nit ñi conscient et encore une fois ñu tiré ci ay leçons yoo xam ne buñ ci jógee Sénégal war a mën a teg jéego mais bu fekkente ni jógee nañ ci te fi nekkoon ñu nekk fi donc mu mel ni kon yàlla dañoo mbugal fi nga xamante ne mooy ci àdduna voilà en tout cas nu ñu gën góorgóorlu rek defe naa bu ñu góorgóorloo dinañu éviter lawuk feebar bi merci beaucoup Chérif Dia et à tout à l'heure ak rédaction bu télévision Futur